Mbaye bu mel ni sa gan dikk na soxna Aïssatou Ba. Aïssatou Sy Aïssatou Sy. waaw di ab vétérinaire donc ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax bienvenue. alhamdulilah. Mbaye ñu bàyyi la ak sa gan. waaw tey Aïssatou Sy lañ dalal di docteur vétérinaire nekk fee ci jàmm gën si Kaab Mbaaw wala Jeksaaw wala Lamsar Tabla Tiwaawan di docteur vétérinaire boo xamante ni macha allah xarañ na ci wàllu liggéeyam di jigéen ju ma njëkk invité fii ci wàllu santé animale moom Aïssatou ñu ngi lay bàyyi nga nuyu ñi lay seetaan. waaw di leen wax ne asalaamaaleykum di nuyu ñëpp. nuyu seetaan. di leen nuyu yéen ñi ma fekk ci plateau bi. di leen remercier bu baax di remercier Mbaye mi nga xamante ne nii moo ma invité fii ci plateau bi. may nuyu ñëpp. xam nga tey moom dañu war a waxtaan loo xamante ni lu bëri ci càmm gi loo xamante ni ay jafe-jafe lañ ci moment yi moo tax dama bëgg nga mel ni Aïssa Diakhaté rek tey moom foog nga mel ni Aïssa Diakhaté xaw a xumb tuuti yëkkati kàddu gi tuuti ñu mën la dégg daal tey dañu gis ni jafe-jafe yi am ci bergerie yi nawet yi waral ko jafe-jafe yooyu ci nawet day am lu bëri xare yi ñu ci bëri dañuy feebar yu bëri ci période nawet. waaw Mbaye comme ni nga ko waxee. moment yi ñu toll ni moom ak nawet bi. daanaka xar yi dañuy faral di jànkonteel ak ay problème yu bëree bëri. surtout ak mbaar yi nga xamante ne ni dañuy faral di tooy. mbaar yi dañuy faral di tooy te bàyyi dañuy xaw a léeg-léeg du ñuy nettoyer seen kii yi seen mbaar yi nu mu waree. léegi tooy yooyu noonu day tax ba xar yi dañuy nekk ci inconfort boo xamante ne nii doo leen di yóbbee ay difficulté ay jafe-jafe rek la leen di yóbbee. waaw ci difficulté yooyu tamit bon bari na ay kii yoo xamante ne nii boo xoolee boo ne mbaar bu tooy moom di nga xam ne xar bi tànk yi nga xamante ne mooy nekk en contact ak suuf si. daanaka mooy ëpp lu muy am problème. waaye tamit xar bi du am sax jot du am temps du mën a di tëdd parce que humidité boobu noonu day tax ba duy tëdd. tout le temps day taxaw te loolu tamit baaxul ci seen développement. loolu baaxul ci seen développement mooy feebar yi nga xam ne xar yi dañ koy jafe-jafe ci tànk yi mais day am genre piton yi commencé génn ci seen yaram wala seen appétit day wàññeeku mbaar bu tooy rek mën na andi loolu daal. waaw mbaar bu tooy bi li mu mën a andi bëri na. mën na andi ay problème mu tànk mooy li ñuy wax ay genre piétin wala mu ñuy wax di koy wax panari wala ay phlegmon. bëri na ay genre fourbure yooyu yëpp. mbaar mu tooy mi mun na koo andi. mais mbaar mu tooy moom tamit mun na tere xar yi lekk. pas seulement mbaar mu tooy mi sax mais actuellement ak tàngoor gi nga xamante ne nii. nawet bi moom lay àndal. ak humidité bi mbaar bi di am. xar yi seen lekk dafay daal di wàññeeku bu ko defee da ngay gis ñuy jeex. tànk yi metti yi di nga gis ne que douleur boobu noonu dina tax ba duñ nangoo lekk comme ni mu waree. lekk bi dafay daal di wàññeeku. mouvement yi ñu war a def day daal di wàññeeku. léegi problème tànk bi nga xamante ne ni moom la xar yi mën a am. mooy que di nga jékki-jékki gis sa xar par exemple tànk bi jékki-jékki rek muy soox. mu am benn boiterie boo xamante ne nii. peut-être que yow doo ci gaaw rendre compte sax yow mi éleveur bi boo nekkul ku attentionné loolu. bu ko defee boiterie boobu noonu douleur la bu muy sentir la moo tax muy boité moo tax mu du nangoo dox normal du nangoo mouvementé lekkam daal di wàññeeku. bu ko defee yow di nga seetlu ne que tooy mbaar bi. day am genre ay microbe yoo xamante ne nii moo ciy faral di nekk. microbe yooyu noonu ñooy développement bu gaaw boo xamante ne nii. mooy attaqué tànk bi bu nekkee xar bi dafa am benn góom ci tànk bi par exemple. microbe yooyu dañuy profité pénétrer xar bi. andi genre inflammation. inflammation bu day ànd ak douleur. wala am na tamit genre par exemple boo jëlee li ñuy wax piétin. waaw am na ñaari microbe yoo xamante ne ni ci tànk diggante ñaari baaraamu xar yi fa lay logé wu. avec humidité bi nga xamante ne ni moom lay mbaar bi di am. day permettre microbe boobu dafay développement am dafay kii maanaam dafay am dafay am benn milieu boo xamante ne nii. da koy permettre mu mun a développer mun a entrer voilà jaar ci plaie boobu nga xamante ne nii. xar bi am na ko pour mun a andil xar bi ay gàllankoor nga jékki-jékki gis tànk bi daal di neew yi si suuf surtout ci wetu sabot bi mu daal di neew yi xar bi di ko soox. mu andi
moo ressentir benn douleur bu metti lool. te mu am impact bu négatif tamit ci xar bi. pour mu am impact bu négatif ci xar bi mais tey nit ñi gën a jaaxal maanaam du tintin bi kese. ku wax nga ko sànq tàngaay bi bu ñëwee xar bi dootul am appétit kon xar bi naka lañ ko war a encadrer wala naka lañ ko war a mën a toppatee ba yooyu jafe-jafe yëpp du ko am. waaw Mbaye comme ni nga ko waxee xar bi dafa élevage yaru xar du xar kese sax mais mala yëpp. dafay am condition. yi nga xamante ne boo demee bay naan damay élever rek. war nga am condition yoo xamante ne teg nga ko ba pare. dëkkuwaay bi. lu ci am solo la. nekkul rek mbaar bi dafa war a rafet wala nga defar ko mais yow dafa bëri ay paramètres yoo xamante ne nii war nga ko mën a sóor. naaj bi nay faral di dugg. bu nekkee ci nawet ba xam ndox bi bu ñëwee. du dugg ak kii wala yow nga jël say disposition def ut benn bâche par exemple de telle sorte que ndox mi bu ñëwee du mën a dugg. condition yooyu noonu boo ko teelul tëral rek boo ko jëlul ci ay difficulté rek la say xar di dëkk. loolu su day nekk ay préalable yoo xamante ne ni éleveur bi moo ko war a jël. sinon rek xar bi moom ci ay problème rek lay dëkk. boo nee tàngoor boo nee nawet di nga nee tàngoor. lekk bi déjà lekk bi ngay xamante ne nii par exemple boo jëlee comme que suñu éleveurs yi moom daanaka concentré bi lañ gën a farataal. boo jëlee concentré dafa tàng. boo ko jëlee période tàngoor nga koy jox xar bi ba tey ci nawet bi ci hivernage bi maanaam kii yu mu mën a apporter la. concentré mooy lan exactement. mooy jël ripaas bi rek jox ko noonu. doo ko xool doo ko def dara daal céréales kii yooyu céréales yi nga koy jox. loolu ak tàngoor gi nga xamante ne moom la nawet gi di àndal. xar bi bu ko mën na koo lekk am lu ñuy wax ay kii fourrure yoo xamante ne nii genre feebar yoo xam ne day wàcc ci tànk bi da ngay jékki-jékki gis sa tànku xar tàng jër. xar bi di ko soox nga foog ne sa daam fu mu fakkastalu waaye loolu lekk bu kii. lekk bi concentré bi ak tàngooru nawet bi nii actuellement mën na koo andi. est-ce que loolu tey mën la dem ba xar joxe fa ñàkk fa bakkanam concentré bi muy lekk lu bëri ak tàngaay yeeg beeg nawet bi est-ce que xar mënu cee ñàkk dem ba ñàkk ci bakkanam. waaw Mbaye concentré moom bu ëppee ci xar rek. acidose lay jur maanaam kii bu ëpp boobu noonu day andi genre lu ñuy naan ay genre fër. constipation boobu noonu. mën na dem ba. da ngay gis xar bu fëree sax daanaka tànkam yi dañuy dem bu xawee avancé ci moom day tànk yi dañuy dem ba bañ. maanaam day dem ba dootul mën a taxaw. boo ko yëkkatee dina lox daanuwaat. te bu tollee stade ba mën na dem ba yóbbu xar bi. kon na nga bëgg a wax ni ci jamonoy nawet bi période bi bu jotee alimentation bi dañ ko war a changer wala ñu xool naka la ñuy xontee jur gi daal. waaw loolu jar na bàyyiwaat xel. nan ngay recommander exactement. comme alimentation. loolu jar na bàyyi xel bu ñu nee xar par exemple comme que ci lañ gën a focaliser wu. xar ruminant la. boo nee ruminant moom dafay lekk. xam nuñ koy naan. da koy kii duñi voilà lekk génnewaat kiyaat. dugalaat li mu soxla génnewaat li nga xamante ne nii. soxlaawu ko. kon kooku herbivore la ngooñ la gën a soxla. que nga koy jox tout le temps di concentré. ay ripaas ak yooyu noonu. boo xëyee jox ko ngooñ mu ruminer lekk ko xam nga type digestif bi di kii normal. là du am problème. ceeb biñ leen di jox nag. ceeb bi surtout dañ ko war a moytu. moom bëgg nañ ko de Sénégalais. voilà parce que bon dañuy naan xam nga Sénégal lañ nekk boo toggee mu des. ceeb bi añ bi des wala légumes yeeg yooyu noonu. mais ak tàngooru actuellement nawet bi nii. ceeb boo añee ba ngoon boo ko tegee boo ñëwee xool di nga fekk mu commencé changer bu day commencé forox. léegi loolu bu ko xar bi lekkee mu xaw cee lekk benn quantité bu mu xaw a am solo boobu. day mën na def genre mën na dégager benn gaz ci biiram. te boobu mooy andi genre méthanisation gazeuse yi nga xamante ne ni xar bi bu ko amee mën na cee jaar sa ñàkk bakkanam. waa carton yi nag. bon carton yi moom carton bi daanaka du apporter xar bi lu bëri seulement que moom la ñuy wax aliment de l'Est day permettre xar bi mën a feesal ruminam maanaam. day suur mbak voilà donc day tax mu day di bokk ci li tax kii bi fees. loolu moo tax ñu ko ci yokk rek pour feesal biir bi mais daanaka du ko apporter ci côté nutriment amul apport bu am solo boobu. léegi mbuum bi nag même bu ñu attaayaat tam Sénégal duñ bàyyi dara. des fois dañ koy mélange comme ni ngay expliqué nii defar kii bi
papier yi xooj ko boole ci ceeb beeg mbuum beeg lépp doon romb rek ñu jël ko raxas ko defal ko xar bi. waaw jaxas boobu mooy li ma wax sànq rek mooy que duñu bëgg a sànni dara. xollit yeeg mbuum beeg jàpp nañ ne comme que xar baa ngi fee taxaw te war na ko mun a lekk du ko def dara. dañ ko koy jox mais même boo koy jox xar bi par exemple mbuum bi mun na ko bañ a def dara parce que doo ci am quantité bu bëri boobu. nu mu bëri benn tibb loxo lay doon kon loolu mënul gaañ xar bi. mais boo jëlee par exemple nga jël mbuum boobu mélanger ko ak ceeb xollit légumes yi fële. léeg-léeg jigéen ñi jël seen mbuusu poobar yeeg ñoom seen. boole ca daal di boole yëpp bañ ko këpp ci mbalit mi dem jox ko xar mi. xar mi lekk loolu lekkaale ci mbuus yi. mélange boobu noonu fekk commencé na déjà changer goût loolu mooy andi xar bi problème bu ko gaawul digérer rek. ay légumes wala ay fruits je sais pas comme ni muy defee apport bu baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama est-ce que du noonu la war a mën a réagir ci xar bi wala bokkul. bon non man li may wax mooy que loolu xollitu kii yooyu ngay jox xar bi. xollitu légumes yi yeeg yooyu noonu xam nga. xar bi boo xoolee am na régime am na kii mode d'alimentation boo xamante ne moom la war a suivre fii rek ngay gis ñuy jël ay xollitu légumes ak yooyu di ko jox xar bi bon bu bëriwul yàquwul mun na ko bañ a lor tuuti boobu mu ciy lekk boo jëlee benn xollitu banaan sànni ko xar mun na ko bañ a def dara mais bëriwaay bi wala nga teg ko ba mu commencé changer bu ko jox xar bi foofu la problème bi nekk mais bu dee bëriwul quantité bu faible la te yàquwul amul mun na bañ a apporter xar bi benn problème. alors tey Mbaye Balla da nga indi thème bu am solo comme d'habitude dañuy am habitude tout le temps di wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xar yi mais est-ce que tamit war ñoo taxaw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yar xar yi parce que tey fii nii Sénégal on a l'habitude di dund dans l'insalubrité maanaam hygiène bi nga xamante ni moom moo war ci dëkkuwaay yi nga xamante ni xar yi ñi ngi fay nekk wala yeneen mala yi nga xamante ni ñi ngi koy faral di yar dafay daal di doon loo xamante ni dafay daal di jafe loolu est-ce que tey ku nekk moo war a mën a yar xar wala boog taxawal li nga xamante ni mooy élevage. waaw bon question bi am na solo bon duñ ne ku nekk waruta yar xar mais ku dem ba engagé woon ne da ngay yar luy dund loo xam ne mënalul boppam dara bu lekkee yaa ko jox mu lekk su nekkee fu set yaa ko nettoyé mu set te ku ne santé ne hygiène kon ñaari yooyu dafa war a ñooy ànd te ne boo ne santé di nga ne hygiène di nga ne mode d'alimentation bi lépp day duggaat ci wér-gu-yaram mala bi kon yow boo demee ba décider nekk rek da nga bëgg a yar da nga bëgg toppatoo loo xam ne mënul wax ne man lii laa soxla wala lii moo may metti kon dafa am noo war a mel wala dafa am condition yoo xamante ne ni yow war nga ko respecter d'abord damay yar naa jéem a gëstu tuuti nan la ñu war a yaree li may yar lan la bëgg lan la bañ nan laa ko war a yaree fi ma koy def kii bi condition yi ba xam c'est respecté naa norme li nga xamante ne moom nga war a taxawalee sa bergerie parce que dafa am ay normes nag bon peut-être au Sénégal ñun du ñuy respecté yenn kii mais normalement en naaj bi nga xam ne dafa war a dugg ci mbaar mi loolu da nga ko war a bàyyi xel ngelaw bi da nga ko war a bàyyi sóoraale booy tabax sa bergerie kon yooyu noonu yëpp da nga koy bàyyi xel kii yar dafay am benn kii boo xamante ne nii da nga ko war a respecté bañ di yar ba pare ne amoo jot bon day am lu des ci seen santé. ci norme bergerie yooyu laay ñëwaat ndax bëri na ci nawet bi ñu ci bëri dañ naan dañuy tayal laa ko mën a tuddee day taw tey ñu defaraat ndox mi dugg ci biir ñu defaraat ba pare ci ëllëg sax mu tawaat ñu ne démb defaroon naa ko taw bi dafa bëri est-ce que tey ji loolu tamit du bokkul ci li indi jafe-jafe ci bergerie yi. waaw Mbaye loolu day andi ay jafe mooy li ma wax sànq rek. ñàkk sóoraale. parce que xam nga ne ci année bi lëmb nawet am na période bu muy ñëw. te su ñëwee dina ñëw ànd ak ngelaw. kon yow booy defar sa mbaar war nga mën a tenir compte loolu. ut sa benn bâche. kale ndox mi mu bañ a dugg boo gisee mu xiin nga wàcce ko. xiin bi dem na wala taw na ba pare nga yëkkati ko. mais soo tenirul compte ci loolu rek mbaar mi bu tooyee. développement microbe moo fay am. non seulement ci humidité boobu tooy boobu xar yi duñ nangoo tëdd. xar yi duñ nangoo tëdd. duñu lekk
ci ay problème rek la ñuy ndax boobu day fekk mbaar mi day voilà tooy daal. mbaar mi day tooy bu tooyee yow même ngooñ bi seen kii bi ngay nu mu tuddati paan bi mangeoire yi nga xamante ne ci ngay def sa ngooñ sax ndox bi bu ñëwee dugg ci biir day yàq ngooñ boobu daanaka perte nga ko bu fa fekkoon concentré tamit perte nga ko parce que bu tooyee xar bi mun na ko bañ a lekk wala mu commencé changer am benn xeet boo xamante ne nii xar bi du ko nangoo lekk. Coro su ma ko déggee day mel ni rek yar xar nekkul loo xam ne ni dafa yomb comme ñenn ñi niñ koy yombalee ba di ci dugg ba tax na tam ni mu ko déggee muy wax dafay laaj moyen aussi day laaj moyen bu baax a baax pour ñi nga xam ne ñoom ñooy yar xar yi di ci bàyyi xel donc mu mel ni moyen yooyu tam muy laaj war naa mën a tax ba képp koo xam ne rek dangaa yor sax comme benn coro rek jógoon amaana yoroo dara mais yor nga loo jëndee xar yor amoo sax enclos dangaa taqale rek sa benn enclos ñëw dugal fa sa ñaari xar ne damay yar comme tout le monde est-ce que loolu te tamit liggéey la maanaam secteur la boo xam ne ni tam mi ngi génn xaalis te nit ñi ñu ngi ciy tedd ñu ngi ci yor seeni njaboot et tout donc nekk na loo xam ne ni kon yaakaar naa du ñëpp ci war a impliqué wu ñëpp ci war a dugg. en tout cas ku si impliqué wu ku nekk na fekk nga nekk dans les conditions nga am seen jot di leen nemmeeku di leen xool parce que boo ko yeewee bàyyi ko fa xëy dem liggéey amoo jot pour xool leen xamoo ba xam lekk nañ. parce que boo nekkul ak ñoom sax doo xam ba xam feebar nañ wala feebaruñ. wala boo koy remarqué mu trop tard. boo dul dugg ci mbaar mi taxaw xool tuuti même bu dee benn 5 minutes 10 minutes doo xam lu leen di dal. kon kiy yar tamit war na bàyyi xel ne que lii muy yar mënalul boppam dara daanaka lépp yaa ko koy defaral. kon loolu kiy élevé war na ko bàyyi xel. mooy comme li mu wax rek xar moom nee naa mala moo ëpp fulla ci àdduna bi ndax boo ci sonn rek doo ci jariñu boo ko joxul ak yelleefam rek dara doo ko ci am xar moom am na fulla jooju ba tey ñi ñëw ci côté yéen vétérinaires yi ñu ci bëri ma xaw leen a sànni xeer tuuti éleveurs yi ci bëri nee nañ jot ci yéen yombul wala ainsi de suite bu ñu amee xar bu feebar dañuy am jafe-jafe pour ñu fajal leen ko ñoom ñoo dul ñëw wala yéen a jafee dem ah bon ça dépend rek. parce que éleveur vétérinaire bi. dinay déplacé wu. boo yoree sa cabinet tamit. da ngay bëgg nit ñi di ñëw ci cabinet bi. par exemple ku yor benn xar war na mën a ombat xaram. andi ko ba ci cabinet bi. nga xool ko consulter ko fajal ko mu dem. mais par exemple boo yoree benn xar nga bëgg a tout le temps woo véto bi pour mu ñëw. loolu tamit day xaw a metti il faut que su ko jaree par exemple ku yor xar yu bëri kooku mënoo koo wax ne jëlal say xar yëpp nga andi ko nga yóbbu ko ci cabinet bi kooku boo waxtaanee ak moom mun na déplacé wu boo waxtaanee ak véto bi mun na déplacé wu ñëw sa kër defal la sa traitement comme ni mu waree mais su nekkee ne yow da ngay yor benn comme ni mu ko waxee sànq nga bëgg véto bi à tout moment di ñëw léeg-léeg tamit problème de temps dafay posé wu problème de temps dafay daal di posé wu ne kii parce que tey des fois en général sénégalais bu ñuy woo vétérinaire pour mu ñëw day fekk ne xar bi sonn na donc tey jii vétérinaire bu ñëwul est-ce que tamit loolu du doonaat benn waaw mooy bu ko jaree xam nga xar boo ne xamante ne dafa nekk dans l'urgence boo woowee véto bi moom sax mën na bàyyi li mu doon def pour ñëw pour sauver xar boobu mais xar boo xamante ne dara dalu ko par exemple da nga ko bëgg a defal yenn traitement yi nga xam ne ay traitement préventif lay doon loolu yow wala benn xar boo xam ne yow mun nga koo ombat mu ñëw mbaa nga wut benn borom charrette fay ko mu andil la ko loolu nga def loolu mooy gën a yomb que nga woo véto bi nga xam ne mu ngi ci palaasam di liggéey nit ñi di fa ñëw tamit mu nar leen faa bàyyi di dem pour déplacer wu mais su dee dans l'urgence lu ci ëpp véto bi dafay bàyyi lim doon def dem déplacer wu def traitement benn question rek pour ci comme véto yi ndax moom la ñu waroon a njëkkee sax mais dañ koy mujjeel tey kan moo war a doon véto ban niveau la war am ndax véto yi fi nekk nii kenn ku ci nekk bu la nga dem jënd sa benn flacon rek gàddu sa saak jënd say seringa rek du dugg di commencer bés kan moo war a doon véto ak ban niveau la war a am waaw Mbaye sànq dégg naa la nga ne bi ngay présenté sax nga ne docteur vétérinaire man du ma docteur ingénieur là ingénieur de travaux d'élevage bon doon ko nag doon un vétérinaire que ce soit agent bi ingénieur bi wala docteur bi il faut que nga am sa bac S soit nga dem defi nga dem def concours bi admis ko doon def sa formation après nga génn 3 ans
wala 4 ans kii wala 6 ans yi. nga génn doon vétérinaire. d'accord. voilà. ñu ngi lay jaajëfal soxna Aïssatou Mbaye ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi koy tàggu di ko remercier di am mbégte kontaan bu baax a baax comme nangul bi ñu nangul fii. doon jàmbaar nag waaw macha allah doon jigéen nekk ci milieu bi fa mu basé wu. éleveurs yi amoon fa jafe-jafe pour faj seeni xar. mu am courage pour ñëw installé fa cabinet. kon ñu ngi koy jaajëfal di ko encouragé nag. di waaj rek pour dem safari. waaw safari rek incha allah Aïssatou le dernier mot. waaw maa ngi leen di remercier waat encore yéen ñëpp. di remercier Mbaye bu baax. di remercier aussi sama papa ak sama yaay. ak samay clients yi nga xamante ne nii bàyyi naa leen fële ndax buñ ne veto bi ne éleveur bi mënuñoo dem sans ñoom tamit mënuñoo dem sans ñun kon maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen ci confiance bi nga xamante ne nii am nañ ko ci man. ñun aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax parce que waxtaan bi nga xamante ni def nga ko fi jëlee nañ ci ay jàngat yu baax a baax et bon vent pour la suite donc voilà mbokk yi ñu dikk ci rubrique actualité.